asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu man la Ousmane Dramé bu le réveil des consciences dañu del siwaatoon rek ndax coow li nga xam ne am na ci conseil constitutionnel bi nga xam ne lépp ay labaj la labaj yoo xam ne waxuñu ko rek ngir bëgg koo wax waaye dañoo sukkandiku ci question juridique yi ba xam ne lii labaj la. Un décret dafa war nekk loo xam ne askan wi ñoom la soxal ba xale yi bootu sax war nañ koo xam moo tax ñu ne na ko journal officiel wax presse locale bi jël ko ba ci presse internationale ndax fenn fu ne la ab ambassadeur di jóge ba tax na muy yoo xam du si nëbb kenn néewul Macky nomi woppal décret waaye décret dafa am nu ñu koy defee defin woo moo jaarul yoon ba tax na moo indi coow lépp nun nag duñ làmbatu ndax yàlla dogal na am nañ xale yu farlu yoo xam ne ñu nga Paris am yeneen xale yu farlu yoo xam ne ñu nga Genève am yeneen xale yu farlu yoo xam ne ñu ngi un peu partout bokk di jàppale askan wi dama ñun ñi ngeen gis ñuy wax fukk lañ fukk waaye ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale mën na 300 wala 400 mbaa lu ko ëpp te bu ñuy waxit duñ ay ignorant ay intellectuel comme yéen di xalaate ci cette culture universelle di ca nocc loo xam ne ci science lañ koy teg bu dir si ci yéen ànd ak pédagogie boo xam ne ngeen ko mën a dégg fi Sénégal toll nax askan wi daganul fi Sénégal toll wax askan bi lu dëgg du yoon fi Sénégal tollu askan wi dañoo war a am la bonne information pour ma replier wu xoolaat seen bopp moo waral coono bi nga xam ne moom lañ dëkke li nga xam ne tuuma nañ ko Macky Sall mooy Macky nee na da ko nommé par décret mais décret boobu yoon am lu mu wax ci ni nga koy defee moom la procédure ñu violé ko à 100%. Violation bi mooy amul benn journal bu ne ci réew mi bu ko publier journal officiel publier wu ko kon askan wi yëguñu ko kon liggéey bi nga xam ne Pape Oumar Sakho mi ngi koy def du liggéey bu légal dafa mel rek ku ñëw ab uniforme am yor mbaxanam gendarme am dem ba pont Thiaroye yi ngay kar nit ñi di jël ci ñoom xaalis c'est la même chose moom wërta fal Macky déedéet yàlla dogal àdduna bi lépp benn buntu la c'est la globalisation une mondialisation boo xam ne tubaab bi seen bët dañ ko teg ci Afrique seen bët dañ ko teg ci àdduna seen bët dañ ko teg ci lépp ndax les archives yi nga xam ne moom la àdduna bi soxla dañ ko bëgg a dajale mu dajaloo fenn ñu dellu di gërëm nag Mark Zuckerberg ñu koy gërëm bi nga xam ne moo taxawal Google ak yi Facebook yi ñu koy gërëm bu baax a baax Wikileaks nit la koo xam ne journal la boo xam ne aussi ñi ngi alimenté ci moom bu baax a baax lépp loo xam ne réer na la boo demee ci ñoom da nga ko mën a xam bu baax a baax am na journal bu naan Global News nga xam ne c'est international headline la boo xam ne ay archive am lépp a nga ca ay nit leen ñoo xam ne les universités dañ fay ñëw di gëstu yeneen réew yi ak diplôme di ci gëstu ba tax na fu information yi ngu ci àdduna original bi la ñuy bëgg a xam moo tax dara du leen wump ngeen fàttali ko rek maître Ousmane Seye nga xam ne c'est l'avocat du peuple c'est l'avocat public bi nga xam ne histoire Idriss Seck Ablaye Wade am na dafa lànk ne du joxe information dafa bañ dafa taxaw ne ma lànk du ma joxe information waaye bi nga xamee ne la presse internationale dikk na la mu waxoon da caa génn moom loo jox le protocole de Rebeuss bi ñu ko laaj Ousmane dafa lànk ne du joxe dara parce que daal bañ na yow nga représenté askan wi yabal la ci ab xeex nga dem ba dikk du ma leen wax dara parce que ab diil la wala protocole kooku demewuloo noonu kan bokk waxtaan te xam ne Sénégal noo ko moom wala presse internet wala presse ñoom biñ dikkee dañ ko doonu fontoo original document bi nga xam ne moom la ñoom Idriss Seck Abdoulaye Wade signé moom lañ soxla boo ko tegul ci taabal ji yow waxuma la àtte fii waaye dootu àtte feneen moo tax document bi waa World Press dañ ko teel a jot bu baax a baax ay Wikileaks yi am nañ lépp
global news yëpp am nañ ko world news yëpp am nañ ko ba tax nañ duñ làmbatu dellu encore une fois di renouveler confiance bi nga am nañ ko ci Mark Zuckerberg bi nga xam ne moom moo tax Zuckerberg bi nga xam ne moo taxawal lii ba réseaux sociaux ba ñun ñëpp ñu jàpp ci fu ñu soxlaa information jot ci ñooñ ñooy suñu témoin daal mu ñii la Mark suñu témoin la Wikileaks suñu témoin la Global News International Headline suñuy témoin la te World Press suñu témoin la bante jógee aussi nga xam ne ñoom lañ accusé mooy la primature d'abord ñi nga xam ne ñoo ko waroon def te defuñu ko ba ca des Macky Sall mi nga xam ne mooy ndey mbilli ji li tax defu ko kooku accusé la Sénégal Presse nga xam ne ñoo war a jóg di informer askan wi tax ñu nelaw loolu foog na waxtaane ko ba ci la présidence bi nga xam ne nag ñoo manipuler lépp ak tout ce qui touche la justice ak le ministère de l'information c'est un problème sérieux oui un problème sérieux très sérieux même ba tax na ñun waa Sénégal war nañ cee mën a jóg ba ak yabeel bañ a feeñ ci suñu ndodd lii ñuy wax làmbutuñ ko encore une fois ñu dellu gërëm Akhenaton liggéey na ci liggéey bu mag monsieur Souko aussi liggéey na ci ànd ko Akhenaton liggéey bu célèbre bu doy waar Abdou Mbaye mi tàmbali recherche yi tamit ñu ko ciy gërëm fii nga xam ne mu États-Unis nga xam ne fi la raay bi téene li nga xam ne war nañ ko cee def mu sunu liggéey bu soobee daañu ci taxaw waaw Macky Sall est un président illégitime il a forcé pour prendre ce pouvoir sous la complicité ci benn conseil constitutionnel boo xam ne inconstitutionnel boo xam ne jawaa jam fa teg yoon tegu ko fa ndax tegu fa ci yoon le cas de Cheikh Tidiane Diakhaté aussi ñu ngi ciy liggéey bëgg a xam nu mu demee ndax war nañ koo xam jabaram ji ñu jël yóbbu OFNAC pourquoi ñu yóbbu ko fa ak lu kii dee lu ko rey yooyu yëpp bu ko Sénégal nungu la wax daañu ko laaj américain yi ñu xam ko ñu dellu di leen xamal ne bu ñu waxantee dëgg di fi Macky faloo ba nëgëni ñaata kilifa yi dina ñoo fi jóge boo waxee Sénégal wax ju rëy lay doon ju rëy te du wax ju rëy réew mi ñoo ko moom ay bakkane fi ne politiciens yi bu leen bàyyi ñuy foye suñu bakkan yi politiciens yi bu leen bàyyi déedéet gëm yàlla dëgg la waaye ku ci amati sa néew ngir yàlla ak yonte bi nañ ko autopsie xam nu mu demee gouvernement bi day rey pour lan protéger intérêt ba tax na lépp loo xam ne yëngootu na ci réew mi buñ ko négliger nañ ko jàpp un problème sérieux waaw ñu nag ñu ci diaspora bi jàng nañ comme yéen tukki nañ comme yéen li ngeen di gis ñu ngi koy gis waaye moom naxe ak sàcc jeex na tàkk naxe ak sàcc ak jëlloo moomu jeex na tàkk képp ku doon këf ak a daw àndal sa sago nga toog loo yëkkati xale yi xam nañ ko te la information dafa am solo moo tax World News mi Wikileaks Global News International Headquarters ñi ñëpp créer archive yoo xam dañoo bëgg politiciens yi di ko xool benn ñun mënuñoo truquer ñoom buñ ko defee ci internet bi buñ woo marque na wax ban heure lañ ko ci dugal dama ne ñoom mun ko dugalee ci siitu gouvernement bi bis bi ñu ko dugal ak heure bi mën nañ koo xam kon c'est pas la bi ñu koy dugal buñ delloo encore xool date woowu journal officiel yi fi génn du ca nekk kon moom ay pexe jeex na ci tàkk dama ne suñ xoolee journal officiel yi génnoon ci jamono yooyu du ca nekk ñu xool journaux yi nga xam ne Sénégal la ko moom du ca nekk moo tax nous interpellons la CEDEAO nous interpellons la magistrature nous interpellons les universités nous interpellons le syndicat nous interpellons nos amis africains nous interpellons aussi les ambassadeurs ndax ni ngeen toogee baaxul te vous habitez dans des pays de droit nous ferons le maximum pour informer le département d'État américain Macky ni mu faloo baaxul ki ko fal wërta falu te américains yi bu ñu gëstoo daanu xam ne lii ñuy wax dëgg la bu ko Macky faloon légalement ñu publier ko légalement lépp jaar yoon kon duñ am benn wax waaye Macky wërta falu te dafa war a dem ñii nga xam ne nag ak loi yi xewoon nga xam ne mi ngi soqi ko ci loxo yi Pape Oumar Sakho ay loi la yoo xam ne dañ ko war a jël sotti ci mbalit mi normalement heure bi coow li amee
assemblée nationale dafa waroon a woote dafa waroon a woote impeachment dafa waroon a am ñu taaj Macky am assemblée laaj ko dafa waroon am ñu woo Pape Oumar Sakho taaj ko mais assemblée nationale du ko def la présidence du ko def primature du ko def kon réew mi jot na ngeen jóg régler seen bopp sukkandiku nag ci article 35 bi nga xam ne Nations Unies moo ko wax la déclaration des droits de la commission des droits de l'homme ci article 35 am réew bu demee ba ñu ko jiite di sàcc wala ñuy trahir wala ñuy tricher wala ñuy fen kenn du ko fajal askan wi war a jóg faj ko à leur méthode à leur façon kon buñ ci seenu ay wallu nun noo war a jóg lijjanti ko te buñ ko defut dafa mel ni rek nga tay ko di julli lànk ne du ma tari Faatiha dafa mel ne ngay julli lànk ne du ma tari Faatiha mbir mi nag benn Sénégalais yëguma ko benn kilifa yi nga xam ne yëguma ko kilifa nañ fee nekk pour seen ñi tooñ ñu teg leen ci yoon bu état tooñee war na am le courage ne ko tooñ ka mais duñ ko def ndax am poñet kon ñoo ngi jéggalu te ñaan jàmm réew mi jàmm képp lañ fi bëgg ñun dañoo ne ci àll bi yéen la ñuy liggéeyal dara suñu bopp yii ñuy def neexul suñuy bokk mais mënuñu koo bàyyi ndax duñ bàyyi aw xal di raam di jëm ci ab ñag duñ bàyyi gone di raam jëm ci kafteer buy baax kon réew mi lépp luy musiba jëm si ci ñu yëg ko li alxuraan wax lañ war a def xeex ko ci suñ bopp ànd ak ñun ko xeexle def ci suñ alal yuuxu ba ñépp yëg ko buñ ko mënul sax jar nañuy toog di ko naqarloo ko jooy fu mu toll te ak gun foofu ndax mën nañ koo faj kon maa ngi jéggul te ñaan jàmm encore une fois man la Ousmane Dramé bu réveil des consciences del di gërëm nag ñoom sugu di gërëm Akhenaton parce que sonn na ci di gërëm bépp koo xam ne mi ngi fi di woo activiste yépp semaine bii na loolu doon seen liggéey nun doo ngi gëstu luñ ci xam daañu leen informé ngeen gën a informé askan wi waaye bu fekkoon ne nar nañ ak jub assemblée nationale da ngay dégg mu yëngatu waaye duñ yëngatu mukk parce que Macky Sall lañ fi nekkal kon asalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf peace and love